bi ma demee ba gis ne nit ñi ñu ngi dispersé wu dama woo kilifa yi ma war a woo ma ne ñëw leen ñu daje ñëw leen ñu waxtaan. Bamba Dièye ci la bokk Girassi ci la bokk Cheikh Tidiane Dièye ci la bokk ñu ñëw toog ñu waxtaan ñu ne nii la ñu koy taxawale nii la ñu koy doxale ma ne leen faw ñu def ko ci nu mu gën a gaawee ndax nag lu ne këtt lu ne jon na koy faj kii di Ousmane dafa war ñun ñu taxaw gaawantu taxawal kuréel goo xam ne ñëpp dañu ciy bokk ñi ma la wax noonu ñëw waa PASTEF ñëw ñu taxawal kuréel gi ci lu gaaw ci lu jàmp et tey mu nekk satisfaction parce que kuréel la goo xam ne samp nañ ko ci lu gaaw ñoom Déthié Fall dugg ci ñoom Yacine dugg ci Aminata Lo Dieng dugg ci mouvement citoyen yépp dugg ci ñu nekk kuréel gu taxaw goo xam ne ba ñuy yëkkatee suñu kàddu yaakaar naa ne M2D tey ku nekk dégg na ko et intérêt M2D objectifu M2D moo doon xeex ngir défendre démocratie ngir défendre état de droit waaye taxaw ci li ñu bëggoon def Ousmane Sonko et alhamdulilah suñu borom jox nañu ci ndam li am solo nag mooy tey kenn ku nekk xam ne la ñu doon xeex suñu borom def na ci ndam ndax Serigne Mountakha bu jógee ba wax la mu sàkk mooy jàmm képp ku def leneen lu dul jàmm Sénégalais yi duñ la ci fekk. mais justement Serigne Mountakha woote na jàmm ñu bëri tënku ci mais terewul yéen politiciens yi bu ngeen di def seeni déclaration dañuy dégg ay safaan ci li sëñ bi sàkku ngeen nangul ko ci kaw mel ni ci suuf itam yéen a ngi wéy di ruumandaat dinañ dégg waa nguur gi dinañ dégg waa opposition bi. bi sëñ Mountakha sàkkoo jàmm xalif général des mourides. ñu dégg ci yéen ngeen naan bu Macky Sall dof-dofloo ba deuxième vague manifestation amaat fi dana gën a metti dana gën a tar est-ce que loolu safaanul ak ndigalu sëñ bi. dama wax kàddu goo xam ne bàyyiwoo ci xel de Babacar dama ne lu dul jàmm ko gën ku amut sax jàmm lay wut kon ginnaaw lañu doon xeex nañu ko ba kañu waroon dégguñu li ci am ca kilifa diine yu tedd yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi bàyyi xel ci dal gi nga xam ne mooy ñun suñu richesse su Sénégal du or de du pétrole de c'est la stabilité du pays et stabilité boobu moom ngay wut moom lay wut moom la ñëpp di wut tey investisseur bu doon dem ci réew lan lay wut stabilité sociale ak politique bu weesoo loolu leneen lan lay wut énergie bu accessible à moindre coût leneen lan lay wut fiscalité bu am doole bu néew doole loolu tey Sénégal daf ci am et moom Serigne Mountakha ak Cheikh Mahi ak kilifa diine yi nekk ci dëkk bi yépp dañ ko comprendre moo tax ñu xar seen tànk tubéy ne jàmm jooju dañu koy sàkku ci ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci langue gi jàmm jooju dama ne képp ku wootewut lu mel noonu Sénégalais yi am nañu fulla ak fayda ba duñ la ca fekk xam nga dal dafa am solo Babacar xoolal bourse bu Francfort ci les pays li ñu tuddee les pays africains ci wàllu eurobond le 9 février Sénégal mu ngi woon 3e place le 14 Sénégal xam nga ban place la occupé 8e place la moo ko waral instabilité bi am ci diggante boobu ci réew mi tey ñi yor seen alal wala dugg ci Sénégal lan la ñuy bàyyi xel dal gi ci réew mi man je suis très pragmatique gis nga bi ñu waree xeex dama sol suma dàll bokk ci ñuy xeex. mais justement la responsabilité des uns et des bi autres. ñu waree li fi xew ba jur loraange yëpp bakkan yu rot ñi ci gaañu ñi ci ñàkk seen alal Sénégal mu dellu ginnaaw ci marché financier yi da ngeen di jël lépp jàllax ko ñi féete ci beneen boor ba yéen opposition bi ngeen du ngeen ci dara. xam nga yéen ñi woote résistance woote mobilisation ne nit ñi bañ leen génn leen. xam nga encore une fois dama lay wax ne la
ki nekk ci bopp réew mi ñiy diriger réew mi ñu yor pouvoir ñooñu dañu am responsabilité bu rëy et responsabilité boobu am stabilité ci réew mi daf ci bokk. dinañu ñëw ci biir discussion bi ma wax la lan moo tax réew mi tey à un moment mu nekk sens dessus dessous lan moo ko waral gis nga sa doom sax boo koy xoñoñal di ko dóor ba mu yegg ci mur bi boo mooy ci sa kaw la jëm. Et pendant 9 ans les Sénégalais ont été très dociles, la jeunesse sénégalaise a été très docile. Sénégal musul am benn problème depuis 2012. Alors il faut une lecture extrêmement profonde di li xew ci situation bi bu nit ñi yaakaar ne et surtout les politiciens dama leen koy wax je leur ai dit en réunion bu leen yaakaar ne askan wi li ñu génnoon yéen a tax bu ngeen ko defee juum ngeen. dafa am goutte d'eau boo xam ne walla prétexte bu askan wi sukkandiku pour wane seen mer. kon jarul wane seen i jaf-jaf jarul fëgg dënn mais ça je l'ai dit moi en réunion. J'ai dit il faut savoir décrypter le message. Ce message c'est pas uniquement pour Macky Sall. Il faut qu'on soit très clair. Ce message c'est pas uniquement pour Macky Sall. Ce message c'est pour toute la classe politique. ñoom politiciens yi yaakaar ne réew mi ñoo ko moom lu leen neex lañ fiy def mën nañoo cucci bi cucci bee def lu leen neex. C'est un signal fort bu leen peuple Sénégal jox. réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. Il faut pas ñu am ay nit ñoo xam ne dañuy nekk ci kaw ñeneen nit ñoo xam ne dañu leen di brimer ci suuf am ay nit yoo xam ne duñu leen boole ci lenn te lu ñu yëkkati teg leen. xam nga situation bi waral nit ñi exploser lan moo ko waral teg nit loo xam ne sañu ko bañ ay nit ñuy wut di daan seen doole ay nit ñoo xam ne dañuy wut di dundal seen njaboot. jàngoro ji dëgg la Sëriñ Muntaxa bi ñu ne jàngoro ji ñëw na dafa génne xaalis ne ay ca leen ñu xeex ko ñu ne ko doo julli aljuma mu ne damay julli ji ñu ne ko doo dem màggal mu ne damay màggal def ko gis ci ay résultats relancer économie bi waaw kooku toog ci kurusam toog ci sajaadaam yor kurus suñu borom mën koo wan loo xam ne yow mënoo koo gis yéen ñi nekk ci wàllu politique. moom sëriñ bi mu ne leen moytu leen lii ngeen bañ ko moytu bàyyi leen lii ngeen bañ ko bàyyi en tout cas dem ne suñu kilifa diine yi nañu leen jox cër bi warloo ak ñoom te bu ñu wootee dal ci réew mi képp ku woote leneen lu dut loolu ma ne sénégalais yi duñ la ci fekk si waaye nag du tee it ñi nga xam ne ñoo fi nekk la ñu diggee bu ñu ko deful mais nit ñi ñu ngi fi. fa ñu taxawoon ñu nga fa nañu doon doxalee mënees na cee del. kon ku fi wootee deuxième vague violence kenn du la wuyu. mais déggoo li ma la wax je dis encore une fois. ku nekk am nga sañ-sañu wax li nga bëgg mais dama ne man sañ naa man bu ma kilifa église bi ñaanee Serigne Fansou Bodian ma nekk ca Bignona ñaan ma man sañ naa ko nangul la mu ma ñaan. parce que xam naa ne dal rek la ñu soxla ci réew mi et loolu encore une fois mooy posture bi ñëpp doxale bi sëñ bi laajee mais je crois que ñëpp d'accord nañu ci ne il faut ñu teg bal à terre xam ne réew mi ñun ñoo ko moom kenn ku nekk la nga ca waroon def nga def ko ñu continuer et Sénégal continuer ci yoon bi nga xam ne moom mooy li gën ci ñun ñëpp. léegi li yoon sumb te war ko leeral itam daa war a leer wala warta leer. mais dans l'intérêt de tout le monde. ñi ko seq ñoom ci seen biir ku ci nekk nee na nañ dem ci yoon yëf yi leer mais kon kay leeral ko dong moo ci des. parce que leeral bi. mais ñun ki nga xam ne moom la ñu nekkal di xeex ak ci moom ngir démocratie moom ci boppam loolu la wax. nee na mbir yi leer. ki nga xam ne it moo indi coow li nee na mbir yi leer mais je crois que foofu problème amu fa. du tout. am na ñu jàpp ni chance la ci Sénégal nga am sëñ si fi ne ak seenu taxawaay am na ñu xalaatoon ni wareesu la boole doxinu réew république
ak jox cër wu rëy sëñ si lii fi xew ak loolu ñu xalaat nan nga ko gisee solos taxawaayu sëriñ si ci dundinu réew mi. mais njuumte la rek xam nga Sénégal dafa particulier dañu am loo xam ne Sénégal rek la am dans le monde entier mooy 95% de musulmans dem jël ci biir 5% jël fa njiitum réew pendant 20 ans. Léopold Senghor. mais loolu mais c'est extraordinaire mais dal googu mais état d'esprit boobu mais symbiose boobu mais nous avons l'obligation de préserver cette situation. Cette tranquillité kenn ku nekk ci ñun. c'est pourquoi c'est dommage depuis un certain temps maa ngi dégg ñuy yëkkati des discours ethnicistes loolu encore une fois président de la République moom Macky Sall na wax ak ay nitam na wax ak ñi mu njaboote ci réew mi parce que dañ ko jox réew mu ne ñum waaye na góorgóorlu ba buy dem mu bàyyi fi réew mu ne ñum parce que ce discours est dangereux. li ma jàmbal jaan bind te ñu bëri di ci yëkkati seen kàddu ñu bëri di ko ñaawlu noo ko gisee. gis nga suñuy maam dañu dem ba indi cousin à plaisanterie mooy li ñuy wax kal kii di kalanteeg diw kii di kalanteeg diw soose bi kalanteeg njaago bi kalanteeg malenke bi séeréer bi kalante ak tukulóor bi mais loolu bu ñu seetaanee ba loolu nasax dinañ xam ne dara jaru ko. am na député bu farak Macky Sall waxoon fi wax ju garaaw ñu bàyyal ko tribunal waxu ci kenn waxu ci ñu bàyyi noonu mu sedd loolu bokk na ci li mën a indi lu kenn bëggul. mais loolu mooy li ñuy wax. tribunal waru ci woon waxa. mais ñëpp ci député Alioune Dembourou Sow mais ñëpp ci war a wax parce que ce discours est extrêmement dangereux pour la stabilité d'un pays. même la rencontre meeting yi ñu dem defi Fuuta. ak kaddu yi fa jib. ñu koy làkk ci seenu làkk. un problème boo xam ne jàpp nañ ne problème politique la ñu war ko régler ci terrain ethnique c'est extrêmement dangereux c'est pourquoi j'interpelle le chef de l'État ma ne la président Macky Sall moom moo am responsabilité boobu. mais loolu jaaxal na ñu bëri Macky Sall su njabootam débordé day waaf du wax lu neex waay def te dara la ci fekk sentiment d'impunité boobu nga xam dañ ko seetlu ci ñi yor nguur gi loolu lu ciy pexe. mais am ay institutions yu am doole xam nga dafa am kilifa gu mag gu waxoon ne Afrique soxlawul ay nit ñu am doole ay institutions fortes la soxla gis nga réew boo koy tabax. dafa am ay fondamentaux yoo xam ne kenn amul droit violer ko et loolu dafa tax ba ñun gëm sa bopp ambition yi ñu am ci réew mi xam nga dama lay wax sànq ci biir waxtaan ma lay fàttali ne la moi j'ai la passion du Sénégal ni nit di passionné ci football ni nit di passionné ci def leneen man dama passionné ci Sénégal su ma jëlee suma oto di wër dëkk bi je suis passionné damay mel ni xale bu yor fowukaay parce que damay jàpp ne li may def nii lu sama bànneex la donte coono gi ma cay daj mais du ma ko yëg. da ngay politique rek nag tamit da ngay politique. mën nañ ci dellu si parce que politique dañ koo ñaawal mais politique bonul Babacar man su ma bàyyilu ma dara su ma yaay bàyyilu ma dara. mun ngaa bind yow livre ci man damaa fayit ba yegg si fi ma nekk musuma liggéey ci nguur musuma ànd ak nguur musuma gañe marché nguur musuma ànd ak kuy ànd ak buur lu ma am suma ñaq bii moo ma ko may ma dem ba benn moment ma jàpp ne war naa bokk ci ñiy dugg ci réew mi ngir taxaw sénégalais yi parce que sonn nañu te ñi ñu jiite yërëmuñu leen. da ngaa bëgg a jiite Sénégal la nga sumboon 2019 yoon gàntal ko mu mujjoo samp sa ndënd jógoo ca. mais du tout
tey jii la ñu gën a am ambition boobu tey jii la ñu gën a bokk ci ñi nga xam ne jàpp nañu ne nous avons un projet pour ce pays ñun tey la ñu gën a gëm ci gëm sa bopp ne dañu bokk ci ñi nga xam ne réew mi dañ ko war a changer te changer ko du doon ci discours ci parcours lay jaar. réew mi li koy defar tey wax ñu parce que bi fitna yi dalee ba njiitu réew mi gontu altine googa jël kàddu am yu mu diggaat ndaw ñi ci gën a yembal seen dundin ci réew mi. ci wàllu xëy wàllu formation. bu ñu jëlee exemple ndaw ñi lan mooy sa gis-gis problème mu goney Sénégal ak lan moo war ci ñoom lu am Pastef loo xam ni buñ ca doxee rek lu bari saafaraw. alors Babacar maa ngi lay gërëm parce que da nga wax ju am solo et dina ma permettre ma wax ci jeunesse su Sénégal dañu am jeunesse boo xam ne man dama fier ci ñoom ci seen engagement ci seen citoyenneté du ñu def lu ñu leen di xeebee kenn ku ci nekk li ko yitteel mooy nu mu def ba teral njabootam teral ndeyam teral baayam boo yi dem di dugg ci géej gi dara waralu ko lu may bëgg teral seen njaboot Babacar état bu Sénégal du jox liggéey ko amul diplôme Babacar ndawu Sénégal gàcce ngaalaama ñoom ñooy wutal liggéey seen bopp booy bi nekk commerçant lu ko état defal booy bi nekk tailleur lu ko état defal ki doon mbër lu ko état defal ki song géej gi jël mbëkk mi dem Europe di liggéey di yónnee di teral njabootam lu ko état defal alors ñooñu dañ leen war a bàyyi xel tey bu booy yi génnee ci mbedd mi sànni xeer ñu ne booy yi dañoo réew cautionné wu ma violence bi de mais dama ne mën naa koo expliquer parce que man dama jaar foofu ci ñoom. xëy di régler sottiwul. xëy di régler sottiwul jéem mu të nga song mu jafe nga yuutu mu dagg. lan moo war. li war tey du di leen jox biberon jóg nañu xeex nañu génn nañu wane nañu seen mer yow président de la république nga ne dégg kële kañ nga leen dégg juróom-ñeenti at ci ginnaaw c'est un aveu d'échec en tout cas par rapport à toutes les politiques de jeunesse déroulées jusqu'ici ça veut dire tout simplement amul résultat bi ñi doon xaar tey boo gisee boo yi génn nekk ci mbedd mi 12 ans 13 ans 17 ans 18 ans xoolal ñi ñu rey am na ci ko am 13 ans ras-le-bol ak ñàkk espoir ci seen kanam moo tax xale yooyu génn ci mbedd mi nga jóg nga ne da nga leen di jox 350 milliards sur 3 ans loo mënul lijjanti ci 9 ans di nga ko régler ci ñetti at. jooyanti am na encore une fois jooyanti mën naa ne. may ñëw mais pertinence orientation bi mooy am solo. orientation bi moom moo am solo xam nga bu fekkee ne li fi newoon fa la ñu jaaraat même problème yi même cause yi day indi même effet yi parce que bu fekkee ne financement yi fi jaar dégg nga ñu naan dugal nañu fii 60 milliards def nañu nangam ku ne xam na ne financement yooyu financement yi ay militants la. moo tax ma wax la sànq ne la gone yu Sénégal jeunesse su Sénégal ñoom ngay gis ci marché luuma yi jeunesse su Sénégal ngay fekk ci géej gi jeunesse su Sénégal ngay fekk ci foraay yi jeunesse su Sénégal ngay fekk ci marché yi ñuy yenu di baare ñin ñi ñooñu gisuñu état fekku leen état ñi muy dimbali mooy ñi gën a yaafus mooy ñi ñuy financé mooy ñan mooy militants yi il est temps ñu xam ne liy defar réew mi. c'est des décisions ñi koy wax bëri na. c'est des décisions Babacar politiques extrêmement fortes tey bu ma jëlee sama benn rak ñu ne ko demal liggéey mu créer atelier tailleur bu créer atelier tailleuram di ñaw ñu bàyyi yëre yi jógee Chine ak Italie di dugg ci Sénégal est-ce que kooku dana doon milliardaire est-ce que kooku dana tekki
ci la muy liggéey. mais Sénégal amul droit bloqué luy jóge biti réew itam ci noonu. loolu nga xalaat. ci li ñu tënk ci li ñu seq ak yeneen réewu àdduna yi jaare ko ci ay OMC ak noonu. oui mais xam nga am na lu ñuy tuddee des stratégies de protection loolu dafa am pooju ginaar day jóge bitim réew dugg Sénégal déedéet ginaar yi daan ñëw. importation bloquée. depuis combien de temps. waaw mi ngi bëgg a defub diir. pourquoi parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy defar aliment wu ginaar yi ñooñu ay borom doole lañu. ñoom ñoo def pression ci état bi ba ginaar dootul jóge bitim réew di dugg ci Sénégal ndax bu ñu ko defee ñiy yar ginaar ci réew mi dootuñu jënd aliment yi nga xam ne ñoom la meunier yu mag yooyu di defar. waaw mais suñu menuisier yi ku leen di xeexal ñoom da ngay liggéey sa meuble teg ko ci corniche bi ñuy romb di ko gis meuble di jóge Chine di ñëw di jar di jóge Italie di ñëw di jar di jóge Turquie di ñëw di jar. dàllu ngaay kenn du ko sol waaye dàll bu jógee Turquie day ñëw di jar dàll bu jógee Italie di ñëw di jar bu jógee Chine di ñëw di jar. loolu ci attaque loolu ci population bi la itam. non du ci population bi. doo gis kenn mu. ci bawoo Ndakaaru dem ne maa ngi dem ngaay xool dàll yu baax jënd ko. mais xam nga man damay wax un état stratège xam nga état stratège mooy état boo xam ne day xool li réewam soxla mu xam ne lii yitte la. mu fexe moom nu ma ko yittewoo di ko defar ci réew mi dama lay jox benn exemple bu banal Babacar man je suis un entrepreneur man li ma xam mooy nu ñuy liggéeyee xaalis nu ñuy lekk xaalis xaw ma ko nu ñuy liggéeyee xaalis laa xam réewu jullit la ñu nekk 95% de musulmans da nga gis sijaada bu ñuy defaree Sénégal ñaata sijaada lañ soxla ci réew mi gis nga peru kurus bu ñuy defaree Sénégal ñaata kurus ñoo nekk ci réew mi. gis nga kaamil bu ñuy defaree Sénégal ñaata kaamil ñoo nekk ci réew mi c'est ça que j'appelle un état stratège mooy état boo xam ne day xool li askanam bëgg mu yittewoo ko dem xool ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur privé dooleel leen ngir ñooñu mun a liggéey am teraanga di yokk parce que ñi nekk ci privé bi entrepreneurs yi bu ñu yokkoo état moom mooy yokk te population Sénégal dafa tuuti 17 millions la mais xoolal CEDEAO 400 millions lañu loolu waa Nigéria dong ñoo ko comprendre moo tax ñoom waa Nigéria ñu jël seen ay nit dooleel leen ba ñu mën a fees seen réew ñu génn ñu leen dem leen bitim réew Sénégal tey am nga fi FBN Bank am nga fi UBA am nga fi Dangote ñooñu ñëpp ay mastodonte lañu ay punkal lañu ci seen réew waaye seen réew ñoo leen jàppale ngir ñu mën a fekk beneen réew tey Youssou Ndour bu ñu ko jàppale woon mu dem Abidjan dem ci yeneen réew kan mooy gagné du Sénégal Serigne Mboup bu ñu ko jàppalee mu dem dans la sous-région kan mooy gagné du Sénégal xoolal vallée bi ñu am ak ceeb bi nga xam ne ñu ngi dem di ko jëli bitim réew bu ñu góorgóorlu woon def ci fulla ak fayda ni ñu ko defee ci stade bii ñu commencé ci Diamniadio yaakaaroo ne woon tey dootuñu nekkati di wax waxu ceeb bu ñuy jëli bitim réew gis nga état lu mu song. 2017 la Macky Sall waxoon autosuffisance en riz maanaam dinañ bay ci réew mi ceeb bu doy ñëpp waaye ba léegi sottiwul.